bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasim muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi muhtadin. mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. incha allah ci ndimbalu boromam bi ak dogalam lañ dajewaat fii ci bind biñ tàmma daje fii ci talaatu jot ci waxtu wi di ko am ci téere nitu yàlla ku mag kii di ibnu atailay sakandari téeram biñ tuddee alxikam al ataiya. tey jii ñuy jàng alxikma assittuun te mooy juróom benn fukkeelu xikma muy xikma boo xam ne dafa ñëw di mottali dégginu ñaari xikma yi jàll. xikma yi doon wax ci mbirum fuqle ak loraange gi ci mën a jóge ak toroxtaane ki mën a jural borom. tey yi mu ñëw di mottali déggin boobu mu ne anta xurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta fihi taamiun. mu ne képp koo doylu ci lim yor rek gore ci moom. képp koo doylu ci lim yor gore ci moom c'est-à-dire nekk nawlem. waaye képp koo xemmeem li mu yor nekk jàmmam. waaw loolu moom règle xaayida ama règle la loi historique la. képp koo doylu ci li mu yor ak kooku nu mu mën a rëy nu mu mën a toll rek comme doylu nga ci li mu yor rek nekk nga nawleem. waaye képp koo xam ne xemmeem nga li mu yor ak kooku lu mu ñàkk-ñàkk solo rek nekk nga jàmmam. loolu mooy li ñu doon wax bu yàgg ba léegi daanaka dafa ñëw di gën a leeral. mu ne wa hadihi alxikma maa allatayni qablaha taduru kama tara ala mixwarin waxid huwa altaxdiru min altama fi almaxluqat wa nisaani alxaaliq. mu ne xikma bi ak ñaar yi ko jiitu yëpp menn mbir la ñuy jàngale mooy moytandiku ci xemem li nit ñi yor ba fàtte ki bind. mooy xër ci xemem li mbindeef yi yor ba fàtte ki leen bind. loolu ku ko def du la jural lu dul toroxtaane. qaalu inna rajulan kaanat lahu mushkila istaasat ala alxalli qiila lahu inna fulanan min annaasi du sawlatin wa wajahatin wa qudratin nafida famdi ilayhi wa haddithu an mushkilatik fi rajain wa isti'taaf. mu ne benn waaye ngi nii boo xam ne dafa amoon soxla bu ko jaaxal ko lool fu ne jaar na fa soxla bi mënut a faju. ñu ne ko da ngay seeti diw ba xam diw moom ñaare moo daan faj soxla yu mel noonu. mu dem ci diw moom gis ko diw di ko dawloo di ko dawloo di ko foo dawloo di ko dig ba mu ñànki mu daal léegi daal li fi sës mooy dem ci bu dellu ci borom bi tabaaraka wa taala. mu daal di bàyyi waaje complètement toog këram commencé di jaamu yàlla di ñaan yàlla ba xëy rek soxla si faju nu gën a rafet na mu ko fonke woon na mu ko yaakaaroon. mu ne loolu buñ ko waxee ci nit ki kenn kuñ ko wax noonu qaayida règle générale la nit ñëpp képp koo xam ne li ngay daj ci nit ñi faj sa soxla daj nga ko ci yàlla fajal la soxla bi nga amoon ba fajal la boo foogu loolu. léeg-léeg damay sëriñ si am na sëriñ yu baax a baax léeg-léeg nga bëgg leen a jege ba tax nga sonn ci lool ci neex leen ndax ragal ne soo leen jegee danañ la fajal ay aajo. ndax ñaari sëriñ yi ñuy wut léegi ñun wutuñ leen pour teraangay àllaaxira teraangay àdduna tax ñu leen di wut. ñu gën a bëri ci ñun ñu bëri ci ñun wutuñu sëriñ ngir am teraangay àllaaxira waaye dañuy wut sëriñ ngir am teraangay àdduna. ndax buñ la xamee sëriñ bi yu bëree bëri da nga ko mën a lëjal te dara du la ca fekk. buñ la xasee xam sëriñ bi tam ñaare loo lijjanti mu yomb la. ñu bëri ñuy mbubboo sëriñ lëjal doo nga tax bëgg a lëjal doo nga tax ñu ko def. moo tax sëriñ si war nañu def attention.
dëkk bii ay nit a ngi fi lëjal def giraawaali yoo xam ne la tax mu jig leen ba léegi mooy dañoo làq ci ay sëriñ. dëkk bi fii nii am na fi ay nit yu fi nekk yoo xam ne giraawaali gi li ñu lëjal ci dëkk bi ci ay problème li ñu def ci ay giraawaali la tax mu jig leen ba léegi mooy dañoo làq ci gannaaw ay sëriñ. moo tax ñi ëpp ci nitu tey bëgg a teraanga àdduna moo tax ñu wut sëriñ. moo tax dafa wax ne bu njëkk contrat bi doxoon diggante taalibe ak sëriñ li taxoon nit di wut sëriñ mooy ñàkk a mën a ñàkk ku mu roy ndax doomu aadama munta jàkke baax ci keneen ndax su fekkoon ne nit mën naa baax te du am ku mu roy kon yonent yi yàlla du leen yónni kon téere yi lay wàcce rek téere yi ñëpp xam ko kenn ku ne xam li yàlla santaane lim tere waaye yàlla moom moo xam ne ni mu ñu bindee tax na il faut ñu jànge baax ci kenn moo tax jamono ji nag mu jël nit baaxal ko ba mel ni nit war a mel nit ku baax mu ne xool leen ci kii di nga jàngee leen ci kii baax waaw loolu la wax ci yonent yàlla Muhammad yàlla daf ne nañ jàngee ci moom baax wa lakum fi rasulillahi iswatun wala uswatun hasana mooy jàngee leen baax ci yonent yàlla Muhammad ndax moom ni nit war a mel na ko loolu alxuraan moo ko seede ne ko yow ni nit war a mel nga ko lu wax ci sortu waaw moom moo am jikko yi gën a rafet comme yonent yàlla Muhammad moom mooy mujj yonent yi te moom mënu fee sax ba liggéeyam pare dafa ñibbi te liggéey bi mu doon liggéey foog nit ñi dañuy continuer di ko soxla naam alxuraan a ngi fi moom yàlla baaxee nañu ba alxuraan mi ngi fi du fi jógeeti jamono ju nekk muy gën a dëgër ak nekkam di gën a dëgër bu njëkk ci mokkal ko rek lañ ko daan sàmme waaye bi yonent yàlla Muhammad génne àdduna ab diir saaba yi mokkaloon alxuraan parce que ñëpp mokkaloon woon alxuraan ñu bëri ci ñoom commencé di dee ci xeex yi ñu yëg ne léegi suñu continuer comme ça danañ dem ba kenn dootu ko mokkal ci la ku mel ni Sidna Usmaan radiyallahu taala anhu wala lu jiitu sax Sidna Usmaan dajale ñi mokkaloon ñu bind ko mu garde ko ba ni Sidna Usmaan ñëwee comme njàngi nii dañoo wuute woon mu bañ mu nuru ne dafa am ay alxuraan yu bëri comme ni ñu koy waxee am na nit ñu naan ba mbokk mi doon ŋaññi alxuraan fan yi sax wax na ne alxuraan yi mat na téeméeri alxuraan donc te lim jublu ci alxuraan mooy ay njàngin yooyu pour bañ mu am problème Sidna Usmaan boole ko ñu seet benn njàngin ñu bind ci alxuraan moo tudd ar-rasmul usmaani te léegi ñun kon alxuraan ji dong mënut a régler suñu problème ak sunna si mais il faut que ñu am ku ñu jàngee ci moom baax loolu mooy importance su sëriñ mënut a ñàkk moo xam nag nootu ko dundee sëriñ mais sëriñ moom mënut a ñàkk sëriñ moom li muy tekki charia rek mooy koy jàngee ci moom baax kon loolu lañ doon doyee sëriñ li ñu doon doyee sëriñ mooy ku ñuy jàngee ci moom baax ki ngay jàngee ci moom baax nag dafa laa war a gën a baax wala ku la gunta baax dooy jàngee ci moom baax da laa war a gën a baax daf laa war a gën a muñ yu matadi yi daf laa war a gën a mën a muñ yu manque yi yu tuuti buñ demee ba sëriñ yi ñi ci ëpp gënatuñoo baax kenn mënatuñoo muñ yi neex yi léegi il faut ñu changer contrat boobu léegi dootoo wut sëriñ ngir fooy jànge baax waaye léegi da ngay wut sëriñ ngir moom comme yéen ñaar ñëpp adduna bi ngeen bëgg nga jàppale ko ci addunaam neex xëy na ëllëg mu jàppale sa àllaaxira neex xëy na moo tax léegi affaire sëriñ moom affaire yi dara war a tukki parce que fi ne sëriñ moom sëriñ yi ëpp ci sëriñ si te li may wax nii lu fi yàgg la fi ne booy liir li Sëriñ Tuubaa wax ci sëriñ jamonoom wala Seydi Hadji Malick da lay jaaxal loo waaw loolu Moussa mu jox la ko téeméer dafay mel ni tey la doon dund te seen jamono ñoom xam nga boobu la ñoom ñëpp kenn ku nekk ŋaññi na Sëriñ Tuubaa ci moom wax na ne jullu shuyuuxi hada zamani fuxuux nee na shuyuux du ñu ay shuyuux ay fuxuux lañ al faxu wa cheikhu mooy sëriñ fax mooy fiir nee na ñi ëpp ci ñi woote sëriñ léegi ay fiir lañ dañuy wut ku ñu dundee ci jamono ma ñun nag léegi si jamono ji xam nga benn affaire la kon
sëriñ mun ta ñàkk waaye sëriñ mooy koo xam ne da ngay jàng ci moom baax. loolu nag bi yont bi génnee àdduna dañoo continuer di ko soxla kon jamono ju nekk war nañoo am ku ñuy jàng ci moom baax. bu ñu demee nag ba mu jafe te jamono du rafle quand même du rafle ku baax yàlla du nangu loolu yàlla du nangu sant ñu baax ba pare la ñuy tax a baax mu xañ ñu ko. donc jamono ju nekk dafay jafee gis dañuy naqaree xàmmee waaye fokk yàlla indi fi ñoo xam ne ku jàng ci ñoom baax baax. dafa xamatuma lu tax ma duggoon ci ruq boobu ba génn mënatuma fay génn waaw waaye amoon na lu tax ma dugg fi ma bu ko neexee mu fàttaliku kon nit ki bu fekkee da nga koo ñee rek mu def la jaam. waaye su fekkee nan ngaa doylu ci lu yor rek nekk gor c'est-à-dire nekk gor mooy nekk nawleem kon loolu mooy li nga xam ne moom la Ibnu Ataay lay bëgg wax ne ci ñetti xikam yi ne lim ci jublu mooy wane ne doomu aadama dafa war a libre doomu aadama dafa war a libre waaw doomu aadama dafa war a libre mu ne tilka qaidatu allati tantiqu biha hadihi alxikma wa innaha la qaidatun sahiha mutarida nee na kon règle bi nga xam ne moom lañ jànge ci xikam yi mooy doomu aadama yàlla da koo bind mu war a libre mu moom boppam te li koy taxa moom boppam mooy mu doylu ci voilà li ma taxoon a dugg ci ruq ba léegi fàttaliku nag dama bëgg a wax ne léeg-léeg am ñu lay encouragé ci jegeel sëriñ diw jegeel sëriñ diw vraiment moom ku baax la te daf laa bëgg dafa bëgg nga ci vraiment ngeen jëflante te itam loolu mën na laa amal njëriñ waaye boo xoolee ba ci biir liñ bëgg nga def ko pour jege sëriñ diw soo ko defalee yàlla am lu ëpp li ngay séntu ci sëriñ diw moom parce que sëriñ si liñ bëgg mooy ku ñëw ci ñoom doo am benn programme te ñoom doo xam seen bos yow daal boo xëyee ñëwal ku la woo doo nga ne bu sa mbokk faatoo doo dem bu sa mbokk xewlee doo ca dem yaa ngi kër sëriñ bi rek te moom xamuloo programme doo xëy mukk ba xam fan la sëriñ bi jëm tey su génnee ngeen ànd itam doo xam fu mu jëm doo xam ñaata fan la fay def ko loolu mooy li yàlla bëgg ci nit ñi loolu la yàlla bëgg ci jàmm ñi mooy nga bañ a am benn programme te de moom doo xam programme li ngay def rek mooy toog rek fu mu ne jógal nga jóg fu mu ne toog loolu la yàlla sant loolu mooy al istislam léegi ku ko defal yàlla am lu ëpp li ngay séntu ci sëriñ bi su ma waxee sëriñ nag li ma ci jublu mooy sëriñ yi nga xam ne léegi moo xew léegi te mooy sëriñ yi nga xam ne dañoo bëgg ku leen jàppale ci seen àdduna neex ndax ñoom ñu jàppale leen xëy na ñu mën ci yow sa àllaaxira neex xëy na waaw dañ la koy dig rek wóoru waaye yow moom na nga fexe ba fii neex moom parce que fii moom comme wóor na nga fexe ba mu neex ba bosam neex waaw kon loolu laa bëgg a wax foofu su ko defee léegi képp koo xemme koo doylu ci li mu yor rek nekk na wala te loolu qaayida la boo xam ne du soppeeku jamono yépp la walan yataxawal an hadihi nas ila naqiduhu illa man kaana muhinan bi nafsihi istawat ladayhi wa fi xaqi datihi الطاعة والكرامة فهو الذي يعلق آماله بأمثاله ثم يبني عليها الأطباع ثم يسأل السبيل بأتباعه إليه على عرض من التذلل والتحبب والمداهنة والصغار nee na gore nag contraire mooy nekk jaam nag lii tax nit nekk ko mooy yaakaar keneen ku dul yàlla soo ko yaakaaree rek mu sonal la keneen ku dul yàlla doomu aadama ñaar dong koy yéene jàmm ñaar kese ñi ci des ñëpp intérêt lañ lay jàppe illa man rahima rabbi lu dul ay exception yu raar yàlla doomu aadama ñaar ñi dong koy yéene jàmm ki ko bind ak ñi mu jaaree ne bind gi ci ñoom yàlla mi la bind moom moo la yéene jàmm amul intérêt ci nga mel nen soxlaalu la len amul intérêt ci nga mel nen soxlaalu la len kon moom contrat bi ngay am ak moom sa njëriñ doo ko ci nekk nit ki noonu wayjur yi mu jaarale bind ko ci ñoom wayjur itam soxlaalul doomam dara ndax
coono bi muy daj ci doom métti na métti woo xam ne bu fekkoon ne yaakaar kese tax kon am na ay tolof tolof yoo xam ne bu ñu dalee njaboot bi mu découragé waaye keroog bi njaboot gënee dëng gënee doy waar keroog la way jur gën a def effort ngir mu baax waaw doom rek la way jur bëgg mu gën ko wala fi dañ koy wax doom rek kenn ku ne am nga yéene sa doom gën kese sa doom rek nga bëgg nga nangu mu gën la ndax da ngaa gis ne yow yaay sa doom sa dund doom gi mooy continuité sa dund gi parce que doomu aadama boppam rek ko ñor moo tax boppam la gis ci doomam rek la gis boppam moo tax mu bëgg doomam baax ku dul ñaar ñi nag ku dul ñaar ñooy su la bëggee rek am na lu tax waaw loolu mu leer am na lu tax lu dul bokk lu exception lool kon mu ne tajidu an ibna ataa'illahi yujannidu xikamahu salaas هذه لهدف واحد وهو ترسيخ حقيقة الحرية بين جوانحك وقد علمت مما أوضحته لك من معاني الحكمتين السابقتين أنه إنما ساغ لك هذه الحكم الثلاث واستخرج معانيها من كتاب الله عز وجل ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم mu ne ci gàttal ñaari xikma yi ñetti xikma yi soo ko jàngee li ngay xam mooy Ibnu Ataa'illaah dafa bëgg suuxat ci sa ruu gi liberté daa bëgg nga libre dafa bëgg nga libre te liberté boobu mënuloo ko am te nekkuloo jaam bu wér ci yàlla moo tax doomu aadama bu bëggee libre day fexe ba xam boppam nu muy xamee boppam mooy mu xam li xew mooy doomu aadama jaam dong la jaam bu tekkiwul tus mënalul boppam dara lu mu am yàlla ko amal lu mu man yàlla ko man kon nag intérêt mooy mu nangu njaamu ki mat sang nga nangu njaamu ki mat sang boo xasee nangu njaamu ki mat sang nag ñi ci des ku dul kooku rek jaam la ni yow ku dul kooku rek jaam la ni yow moom itam dafa soxla li nga soxla bu ngeen nuróowul ay soxla itam mi ngi wax soxla bu ko la jël witt te mënuñu tus kon bu mu la nax ba bëgg laa gëm loole sa soxla bee moo la gën a sonal soxlaam bi léeg-léeg nga ñee fi nit ci kër gu rafet boo gis mu am ko wala nga ñee fi nit ci oto bu rafet bu mu war romb la nga ñee ko lool boo gàttee xel fekk na moom du nelaw bu tëddee du nelaw fekk na am na loo xam ne mi ngi ko la jël witt suñ ko ne woon jaayal kër gi oto bi te loola rek la mu nangu ko waaw moo tax liñ doon waxoon nañ ne ci xikma bi passé lañ wane woon ne tama fuqale bii def nit jaam li koy jur ci moom mooy al wahmu mooy yaakaare mbir nu mu demewul teg dara fu mu nekkul waaw loolu lañ moo ñaari xikma tey bi ñëw de soo bëggee nekk gor da ngay doylu ci lekk ci loxo nit ñi koo doylu ci lim yor rek nekk nawleem waaye koo xemmeem lim yor nekk jàmm kon li am solo mooy Ibn Ataa'illaah ñetti xikam yi dafa dem ci alquran sunna yonent yàlla Muhammad gëstu ko ba xam li mu tax a jóg mu tëgg ko ci ay xikam jox ñu ko ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax mu ne waaw su fekkee léegi da nga ne léegi doomu aadama bi kenn rek la war a déggal mooy yàlla ndax keneen ku dul yàlla su ko déggalee rek mën na koo jëriñoo te du ko jëriñ mën na koo jëriñoo te du ko jëriñ loolu mooy règle bi yi ci des ay exception la nga ne waaw léegi kon su ma dëkkee ci réew moo xam ne atte yay doxal réew ma ñeneen da ko fi teg nan lay def mu ne waaw bu boobaa war ngaa xool bu baax nga xam ne kenn rek moo mën a teg ay loi yoo xam ne dana jëriñ doomu aadama mooy ki bind doomu aadama ndax keneen ku dul doomu aadama rek su tegalee ay loi ay nit da koo natt ba mu jëriñ ko mu door ko teg loolu bët bu set ñu joxe ci misaal lan moo tax alternance bu am rek ku jël président laalaat constitution bi lu tax parce que constitution bi mu fiy fekk
daf ko wóor ne ki ko fi tegoon daf ko doon régleel ay affaire te xëy na c'est pas forcément lam ko doon régleel la bëgg ko régleel moom. donc moom itam foog mu dem ci tailleur bi indi pièce bi ñu nattalaat ko ñu tolloog taayam ñëwal ko ak comme taay yi dafa ëppante am na ñu gàtt Senghor dafa gàttoon Abdou Diouf ñëw njool maître Wade di ñëw nekk ci diggante bi waaw. léegi bu fekkee kenn ku ne constitution bi nga war a sol dafa war a jël sa taay far force ñu xoolaat ñu demaat ci tailleur yi xottiwaat ko dagaat ko loolu moo tax ki fi nekk sax bi nga essayé loolu day dagg dana ko dagg. loolu li muy tekki mooy ku dul yàlla rek su tëralee nit ñi aw yoon daf caa am njëriñ moo tax yàlla nag mooy koo xam ne moom soxlaa lu ñu tus te nu ñu mel arrangé na ko nu ñu mel rek ñun arrangé na ko suñu baaxee arrangé na ko suñu bonee arrangé parce que moom li mu bëggoon am na ko pare li mu bëggoon am na ko pare mooy bind ay nit indi leen ci kaw suuf may leen ñu mën a baax mën a bon moom ba mu jógee rek la atteindre objectif parce que bu fi indi woon ku munta baax munta bon su baaxee du am mbir te moom moo waxoon ne lim bind doomu aadama wax ci gënal wala xat karam naa bani aadama kon karaama boobu pour nit am ko karaama mooy liberté. karaama mooy liberté du barki dem du la Révolution française moo ko fi indi au contraire la Révolution française li mu fi indi du liberté danañ ci ñëw léegi waaw seet ndax loolu liberté la kon yàlla moo amul intérêt ci ñu mel nen kon nag ñun suñu intérêt mooy ñu déggal ko moom ndax moom bu ñu ko déggalee suñu njëriñ rek moo ci nekk. mu ne ndax su loolu amul ñaari possibilité mooy am ibna léegi docteur Ramadan Bouti mooy wax mooy firi bu loolu amul ñaari possibilité am benn nga lànk loolu nga lànk ne waa ji comme lii constitution bi nga fi indi sa intérêt donc ci nekk maa lànk kenn du ko appliquer sama kaw ngeen nekk fi di mbëkkante rek nag ku man sa borom duma ku man sa borom duma wala boog mu napp la comme ni ñu nappi nii napp yu nga xam ne ñu xëy rek indi constitution nañu wote leen ko ñu wote ko duñ comprendre lan bu ko dee ba bu ñu demee ñaari weer rek ñu commencé di ko appliquer ñu gis ne baaxul suñu diine baaxul suñu ngor baaxul suñu culture ñuy xultu rek su ko defee nga muñ nee na ñaari pis bi rek moo mën a am benn nga xam li xew c'est-à-dire nga xam li tax mu bëgg laa imposer constitution bi nga bañ ko ngeen bëggante ku man sa borom du wax wala mu napp la lu mu la jox nga nangu su ko defee itam da nga nekk lu nekk ba mu des jullit li doonoon solution mooy doomu aadama buñ koy tëral loi ñu woo ko laaj ko xalaatam ci loi boobu su ko defee bu boobaa buy joxe xalaatam dana ci joxe waale xalaatam en tant que jullit waaw moo tax ni ñuy defee constitution ci réew tiers monde bi ay yëfu caaxaan dong la parce que d'abord constitution boo xam ne lakk bi ñu ko lakk bu ñu amee téeméeri nit fukki ñoo ko comprendre ñoo ko mën a lire juróom-ñeent fukki xamuñu lu muy tekki lakk boobu te kenn du ko firi fañ koy ay benn groupe bu ñu bokkal ay intérêt la ñuy jël woo leen wax leen ko ñu dem ci ruq bind ko c'est la même chose ñi fi jaar yëpp noonu la mel xëy na bu mujj bi moo gënoon yaatu groupe bi ñu ko joxoon a gën a yaatu waaye mag bu Senghor bi benn la su ko defee ñu xëy na ñoo leen wote ko ñuy wote ji téeméeri nit yoo ci dajal juróom-ñeent fukki boo ne leen constitution bi ngay wote lu mu tekki daana man xaw ma ko kat xaw ma ci dara njiitu réew mi nañ ko wote rek moo te ko donc loolu jaaduwul loolu du démocratie du liberté man bi ma nekkee Algérie ci temps Houari Boumedienne dafa def coup d'état parce que bi Algérie xeexee seen indépendance xeex bu métti ba am 1,5 million ci ay martyrs ñoom la ñuy wax daan ñooy peuple 1,5 million de martyrs tellement que dañoo jox ay sacrifice bi tubaab yi demee ba xam ne pexe amatul parce que tubaab yi dañoon Algérie ci France la bokkul ci réew yi am indépendance loolu sax moo tax ñun ñu joxe indépendance moo tax Algérie dañuy wax ne yéen ñun war ngeen ñoo sant parce que ñun ñoo tax ñu jox leen indépendance parce que boobu France dafa ne léegi comme pays Afrique yi ay yambar lañ ñoom boo leen joxe indépendance am du tee mën nga leen napp léegi nañ leen bàyyi ñu jox si indépendance ndax ñu mën ñoo jàppale ci xeex kii bëgg a génn rek am indépendance waru ko am ñun moo tax suñu maam yi lañ jël yóbbu Algérie ñoo doon xeex moo tax même algériens yi léeg-léeg nga daan dox ci marché yi ba ci mbedd ba jàgg benn paa di wax xale yi naan kii ñii la seen maam yi doon xeex seen maam yi dañ fa daan am problème dëgg pourquoi parce que dañ daan jël fii ay africains ñu dem di xeexal France
waaye lu nekk lañ daj pour Algérie bañ am indépendance lu nekk lañ daj pour Algérie bañ am indépendance Algérie teg seen bakkan ba am 1,5 million ci ay martyrs waaye teewul bañ demee ba xam ne indépendance ci des sës dañoo rocc ay intellectuel occident yóbbu leen jox leen indépendance léegi nag ñooñu bi ñu jëlee indépendance bi bëgg a def comme Sénégal bëgg fee continuer nekk ay surgay France loolu moo tax bu ma jën def coup d'état bi parce que dañoo dem xeex ba indépendance jot français yi rocc ay algériens tubaab mocce tubaab ay ñoo xam ne culture occidentale lañ gëm ñu rocc leen ber leen jox leen indépendance pour bañ koo jox jaba taar yi loolu moo tax bu awar bi boobu jën def coup d'état bi awar boobu jën ñëw nekk benn dictateur boo xam du wax ak kenn moom ci moom wax na ko nee na ministre sax ay conseil des ministres yooyu daf leen di woore pour informer leen mais duñ kenn du jël parole day bind nee na dama doon bind tur rek jox la ne dafa nang parce que nee na booba am na xalaat bu nekk ci sama xel te yéene bi koy lal bu sell la mooy sauver sama réew te xam naa ne àgguñ ci maturité foo xam ne su ma leen dee laaj seen xalaat danañ ma bàyyi ma def leen bëgg a def moo tax ma jaay leen doole rek bi mu demee ba def fa 10 ans ba Algérie décollé économiquement nga xam ne ñun bañ fa nekkee booba institut li fa nekk ci ay institut ay université kenn xamul nu toll booba village agricole yi dafa am lu tuddee al qura ziraaya ay village la ñuy créé yoo xam ne comme SICAP bi lañ koy tabax cité bi comme cité SICAP bi dañ fa tax lu war a mat 1000 logements wala 2000 logements def fa ndox def fa courant def fa pharmacie def fa jàkka def fa hôpital def fa dispensaire ñëw jël ba Algérie yooyu néew doole yi dem ñu dëkk fa loolu projet bi 1000 villages la woon bi bu ma jën di faatu 500 yi def na ko nga xam ne dëkk boo ci dem moo daq SICAP Liberté bi alors bi mu eggee foofu nag bi nga xamee ne dem na ba Algériens ci seen bopp yëg ne nga xam ne Algériens dañu fier nga xam ne Algérien boo ko ne yaa rek mu ne suis algérien tellement que dañu amoon fierté ci gis ne seen réew a ngi développé gis ni leen tubaab bi respecté ni ñu leen fekkee léegi nag mu ne dafay defar constitution nag parce que léegi laaj na nag jot na mu laaj Algériens yi ndax li muy def baax na wala baaxul moom doyal na suñ ko nee baaxul mu ñibbi te civisu suñ ko nee baax na suñ ko may mu këtti loolu moo tax mu def projet code de la kii loolu 3 mois lañ ko def campagne de vulgarisation nga xam ne bi ko techniciens yi bindee pare dañ koo jël yóbbu ko ci village yi gën a reculé def ci ay débat village bu ñu dem dañuy woo ñëpp ñu toog télévision yi ñëw ñuy laaj di bind di laaj di def na ko pendant 3 mois biñ demee ba jël xalaatu peuple bi yëpp lañ ko door a def nag jox ay techniciens ñu formuler ko biñ ko formuler wonewaat ko defaat yeneen amendement door ko wote loolu mooy constitution loolu mooy constitution waaye gis nga ñun su ko defee kon li jaadu woon mooy waaye gis nga ñun li ñu am problème yi am daa bëri problème yi am dañoo bëri jullit yi parce que problème yi am jullit yi am yëpp li leen ko teg mooy ñàkk kilifa du ma dañ di ko wax gis nga fi mu ne nii Macky sant na Amadou Mahtar Mbow ak benn équipe mu tànn équipe boo xam ne dañuy xoolaat constitution bi Sénégalais yëpp yëg nañ ko kenn demul benn jullit demul benn représentant jullit demul dañuy toog rek ba ñu sonn daal ne tëj nañ affaire bi def ko teg si jox ñu woote ko bu ko dee commencé waat ñaxtu parce que loolu du nit mënu koo def individuellement c'est-à-dire mënuñoo am àgg ci niveau boo xam ne Sénégalais yi dañuy xam li leen war di ko def kilifa lañ mën a am kilifa di yëg li xew di ñu digal ñuy def kilifa googu moo amul kilifa googu moo am moo tax jullit yi duñu bokk ci dara duñu revendiquer dara parce que amuñ kilifa te mënuñ ko def individuellement ñenn ñi seen ñor àggu ca ñenn ñi duñu yëg sax information gis nga malheur même téere mbokk mi barki dem am na ay kilifa diine yu wax ne yëguñ ko ci émission bi ñu def télé lañ koy door a yëg ak fan yi yëpp coow ni ñu bëre woon ci journaux yi mais duñu parce que duñu jàng tubaab ñoom duñu ay tubaab jàng tubaab te léegi duñu wax ci la amuñ benn lu leen communication ci wàllu donc lu mel noonu bu amee à chaque fois gis nga bi ñu fi ne ci commission bi ñu fi jëkkoon def bi fi ñoom opposition bi defoon ci wàllu nu mu tuddee sax ndaje bi ñoom tanoon jëng doon Aziz yëpp lu sérieux ni Aziz yooyu bariwul ci réew moom ñaari association ñoo fa nekkoon
OAI organisation pour l'action islamique bi mu bokk ak Jamaatu Ibadul Rahman xanaa ak MRDS keneen nag booy wax rek ñu mettre la minorité bi ñu accès ci laïcité dañ ko tudd rek gars yi rek ñu ne non ñu daal mettre en minorité nga daal noppi. doo am sax courage wu jël wax gàddu tellement que ñi la wër dañ lay xiif pour lekk la ngeen baal ma ci gàddu gi waxin la donc parce que y a personne waaye xam nga li kilifa diine ci réew mi su fekkoon ne assise bi mu amee dañ faa ñëw fees fa del kon affaire bi du jàll maître Wade ak loo ko mën a wax am na courage bu gëmee dara amul complexe il n'est pas complexe Wade maître Wade bi mu gisee ne le Sénégal est un pays lay tekkiwul tous constitution bi da ko cee dindi woon waaye ñu yuuxu ko daal di waaw léegi ay jullit ñoo ko yuuxu ay jullit a ko de kenn du ko dindi am na ci koo xam sax gannaaw gi fii ne nii moo jiite suñu assemblée bi nee na moom moo wax Wade mu dindi ko di ko tiitaroo kenn ñëpp na cel Wade wax na ko Wade nee na am na benn mbokk mu ko wax bi mu ne ko man li ma mënoon def naa ko parce que xamoon naa ne tegul fenn mais damaa defoon ni Sénégalais yi mat nañ ba bu mu koy laal rek ñu jàpp mais ma dindi ko ñu bàyyee ma gars yi ñu toroxal ma delloo ko ci. donc voilà situation bi réew mi toll loolu bu amee il faut que nit ñi di bàyyi xel loolu la Alxuraan wax ni li jaadu woon mooy nga ne qul yaa ahlal kitaab taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun aaya bi moom la Sénégal yi war wax lay gi loolu lañ leen war a yéen lay gi ñëw leen ñu defar constitution boo xam ne daf ñuy arrangé leen waaw dana leen arrangé ci li ngeen bëgg mais ñun tam du yàq suñu diine loolu la ñu war a def defuñ ko moo tax fi ne wala ñu leen yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutawaati shaytaan innahu lakum aduwwun mubin te loolu li ñu doon mën a may suñu wooyee léegi ñu waxtaan ak ñoom ñu d'accord day fekk ñun ñu nekk jullit ñu nekk benn kàddu bu pare moo tax udxulu fi silmi ñun ñëpp dañoo waroon am même niveau de compréhension même niveau d'engagement démb tey ci seetaan naa télé benn mbokk wax ju rëy man tey laa njëkk a dégg wax boobu mooy Tunkara moo ko invité woon ku ñu wax Ababacar Mbuub day def gëstu ci wàllu laïcité dafa wax joo xam ne dama tiit bi mu ko waxee dafa ne ñun dañoo bëgg a topp yàlla ci mooy ko je pas comprendre ma dara mu ne ñun problème bi ñu am ñun jullit mooy dañoo bëgg a topp yàlla ci mooy ko c'est-à-dire dañoo bëgg a jël jumtukaay yu mooy topp ko ci comprendre ma mu ne parce que yàlla daf ñoo digal ñu nekk benn ñu lànk ne duñ nekk ba benn ba pare bu ko liggéeyal kon ci mooy yàlla lañ bëgg a liggéeyal yàlla mënul nekk c'est pas possible moo tax jullit yi mënuñoo régler benn problème parce que effectivement ci mooy yàlla lañ bëgg a liggéeyal yàlla ndax mooy yàlla mooy lànk ne duñ nekk benn kenn ku ne di woote ci jëma ci borom kenn ku ne naan mooy waaj kenn ku ne bu la waxee kaay ñu nekk benn sax lim ci jublu mooy kaay ma nax la ba nga nangoo mel ni man moo tax woote bu ñu woote ñëpp a ñëw mais bu ñu tas kenn du ànd kenn parce que kenn ku ne day comprendre loolu parce que kenn dofut kenn dofut boo wootee ci turu yàlla ba ñëw nga wax rek gaa yi xam ndax yàlla ngay woote wala sa bëri su ko defee ñu déglu la boo pare ñu dem toog parce que xam nañ ne nga doon sóob donc loolu lu doy waar la léegi nag kon doomu aadama bu bëggee libre day nangoo muñ li nekk ci loxoy jaam yi day feddali ak njaamam ci ki mat sang day feddali ak njaamam ci ki mat sang bu ko defee nag loolu li ko koy may moo koy may mu doylu ci ñi dul sang mu suur liñ yor su ko defee daal di libre nag daal di moom boppam nag daal di moom boppam te xam ngeen ne léeg-léeg nit defe ne moom na boppam te fekk moomul boppam docteur Ramadan Bouti mi ngi nettali fii Occident bi jàpp ne daal libre mu ne ayna hiya al hurriya fi xayaati ulaika alladina staabadathum al muqaddarat ana kan nga ma ñëwee wax ne libre na occidental bii nga xam ne dorog yàq na dundam ñoom
yàq ne seen dund ndax faiblesse bu nekk ci ñoom. mu ne ayna hiya alxurriya fi mustaqbali xayaati ma la yaqilu an 30% min talamisati almadaris ibtidai fi Amérique yu'aalajuna ilaajan mustamirran bi jaraatin muhaddada min almuxaddarat bi ishraafi atiba. mu ne 30% ci élèves primaire Amérique dañu leen di surveiller pour di leen jox ay médicaments pour drogue bu ñu nekk seen yaram pour ñu mën a jàng. xam nga loolu garaaw xam nga kooku libre koo xam ne tux cigarette sax mënu koo bàyyi waxuma nag ay drogue ak yooyu mënu ko c'est fini. mu ne dafa am benn bis ci loolu lay jeexle nee na dafa dem Belgique daje fa benn waay nee na ci at yi passé dafa dem Belgique daje benn waay ci benn centre islamique bi nekk Belgique. ñu ne ko waa ji pilote la da daan dawal avion waaye dañ ko mujjoon dàq ndax drogue daa dem ba drogue bi gagné ko. drogue nag wax dëgg yàlla avion nekk na lu garaaw loo xam ne du ñu nangu kuy dawal avion muy drogué ñu dàq ko mu commencé souffrir ndax tubaab moom xam nga bu liggéeyatu rek moom daal torox surtout bu fekkee ci niveau de vie bi mu nekkoon ñu koy dàq ko sans droit xam ne dañ ko assister waaye assistance bi du àgg ci niveau bi mu yaakaaroon. nee na mu jaaxle lool. jaaxle googu moo ko poussé woon muy gis lu mu gis dugg ci noonu la dugg ci njàkk yi nekk Belgique ba benn bis mu dugg ci benn jàkk gis nit ñi di def loo xam ne da ko jaaxal julli gi jaaxal ko ak discipline bi tubaab daa dañ kumpa mu commencé xaar bañ sël mu woo ci kenn laaj ko gars yi expliqué ko mu ne ko est-ce que am nga ay documents yu mu mën a comprendre waa ji daal koy tànnal documents yu bëri mu dem këram tëju fa def fa 1 mois rek la def ñëw tuub tuuti rek bàyyi drogue yëpp daal di parce que daal di libre ba mu xamee diine ji la libre bi mu libre la xam ne la daal di man ci drogue dara bu njëkk lu jiitu loolu moo gën a yambaree drogue waaye bi mu nekkee jullit drogue attanatu ko mu daal di bàyyi drogue. docteur Ramadan Bouti nee na keroog bi mu daje moom la ko fa indi woon mooy terrain bu mu jënd xaalis bu cher ñëw di tàggu waa jàkk ji pour ñu jàppale ko bu tabax fa jàkk ak école ak noonu la l'islam di def l'islam day libéré nit moo tax boo nekk ci diine ji te libéré xoolalaat sa bopp boo nekk ci diine ji te mun loo bàyyi dara lu bon dara mun loo bàyyi tux cigarette mun loo bàyyi saaga mun loo bàyyi jëw mun loo bàyyi fen mun loo bàyyi nay waaw dara lu bon mun loo ko bàyyi ba léegi jaam nga yaag jaam ñëpp a yem waaw te yow nit ñi sax jaamu nit lañ yow nga nekk jaamu bakkan ak bànneex waaw donc loolu yàlla ci yàlla musal jaam kon xikma bi bu am solo la te itam ñëw na ci waxtoom mooy nit ñi liberté moo ëpp solo ci li leen yàlla may liberté mooy moom sa bopp nag du tekki lu la neex wax loolu tuddul moom sa bopp waaw loolu tuddul moom sa bopp maa ngi ko laaj keroog ci émission bi lan mooy démocratie est-ce que démocratie mooy loo xam lu baax ban ñeme ko wax loo xam lu baax man koo def wala démocratie mooy lu bon loo xam def ko lu baax lu bon loo xam def ko est-ce que loolu est-ce que parce que tam démocratie tam leeru il faut ñu leeral ko ba mu gën a leer incha allah su ko defee loolu moo doon bind tey bi incha allah yàlla may ñu fekk talaata jëw salaamaaleykum.